Sud FM. Il est 17h. salaamaaleykum mbokk yi xibaaru takkusaan si li ci nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi jël dogal denc lépp lu jëm ci wàllub ndongo yu nekk ci classe CICP C1 jàngalekat yi nga xamante ne nag am nañ certificat d'aptitude professionnelle loole tax na rek syndicat jàngalekat yu libre yu nekk foofee ca Thiès di SELS originel àndu ci tey àndu ci ëllëg ba tax mu jàpp ne naka loole du ci ànd tey yëkkati ay kàddu dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca beneen fànn ga lii di SELS authentique ca njaareem moom itam àndul ci loole ñaawlu la nga xamante ne moom mooy taxawaay boobee nga xam ne rek jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi daal dina ko jël ko àdd ci ñoom di Mamadou Sarr noonu itam waa G20 daal di fas yéenewaat takkaat seen jàjj dem ba ca fi nga xamante ne moom mooy jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub fonction publique daal di fa amam toogaanu ñaxtu ngir rek daal di dooraat lépp li nga xamante ne moom la ñu jàpp ne nag dafa am boddi konte ci seen biir ak yett joxoñ baaraamu tuuma am ñu muy faral ak ñi nga xamante ne da leen beddi loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi xët bu yaar lay doon ci lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi ak yëngu yi nga xamante ne fas yéene nañ ko amat loolee biñ ca noppee itam dinañ àddu ci wàccaayu lii di tam xarit bi ak it mbas mi loolu sax ponk lay doon ci wax sa xalaat bokk na ci li ñuy waxtaanee mbas mi ak it lépp lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi beneen bi bokk ci yenn violence yi ak it nit ñi ñuy faat saa su ne ci biir réew mi ban jàngat lañ ci mën a am ak lan moo ci saafara ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Alassane Thioune moo féete ci xarala gi. Birama Ndiaye sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nekk alxames yemboog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août atum ñaari junni ak ñaar fukk yooyee xibaar ñu doore ko ci njàng beeg njàngale bi nañ ko waxee ci boppu xibaar yi jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci fànn boobee daal dina jëlëb dogal classe yi nga xamante ne ñoom ñooy ndorteel ci wàllub njàng di CICP ak C1 ñoom nag jàngalekat yi nga xamante ne am nañ lii di CAP wala boog certificat d'aptitude professionnelle loolee nag ca Thiès syndicat jàngalekat yi libre di nekk ca Sénégal di SELS originel àndu ci tey àndu ci ëllëg jàpp na nag loolee dafa am boddi konte ci ñoom ba tax rek ñu daal di ci yëglu Amadou Ndoye moo àddu ci seen tur ñu teewlu ko Babacar Ndaw benn dogal boo xamante ne ministre de l'éducation nationale da koo jël bi nga xamante ne da koo xaatim ne enseignant bi nga xamante ne amul diplôme bi nga xamante ne moom la ñuy wax CAP année scolaire bii di ñëw du mun a jàngale classe yi ñuy wax CICP C1 waaye bu jëlee décision boobu day wane seen lajji ci système bi ndax ñoom dafa mel ni xamuñu ci du système éducatif ndax système bi ci li muy dox maanaam jàngale ci li muy doxul ci ay diplôme jàngale ba ngay def ca classe ba boo nekkee di taxaw di jàngale kenn mënu la wax kii moo am diplôme bi kii moo am diplôme bi ndax lan la ñu mën a xam foofu mooy xarañ bi nga xamante ne nit ki moom la xarañ mën nga gis ku sut nit ci diplôme mais bu ñu ñëwee ci njàngale bi nit ki gën a koo xarañ ci njàngale bi du da nga doon rek enseignant bi am CAP muy wane ne yow da ngaa xarañ déedéet loolu dafay wane ne yow këy duñ lay laaj ci njàngale def nga jéego ba am yooyu yëpp waaye nag ca wàllu njàngale ba dañoo njort rek ne yow yaa war a sut xam-xam ñi nga xamante ne amuñu diplôme waaye nag du demee noonu saa su nekk kon moo tax ñun leen seen mesure bi nañ ko jëlaat tegaat ko ndànk te bu ñu buggee dimbali système bi bu ñu buggee dimbali xale yi nañu xoolaat ci yeneen nañu wàññi programme bi éducatif bi nañu gën a wàññi effectif yi nga xamante ne maanaam ndongo yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci classe yi ñu wàññi ko ñu jël jàngalekat yi def ba nga xam ne seen xel dina dal ñu mën a jàngale xale yi ci jàngin boo xamante ne dina mucc ayib waaye li nga xamante ne moom la jël comme décision bii décision la boo xamante ne kenn rafetlu ko ñaawlu nañ ko ba fu ñaawlu toll ndax dafay doon loo xamante ne day doon précédent bu grave day doon loo xamante ne kenn musu koo def kenn musu koo xalaat te sax dafa àndul ak luy doxal jàngale ndax àndul ak pédagogie àndul ak xam-xam dafa mel ni rek dañoo toog seeni climatiseur mu sedd guy rek ñu nelaw ba mu yeewu rek jël décision ndax décision bi dafa mel ni sax waxtaan ñu seg IEF yi ak IAAY ku am xam-xam si njàngale xam nga ne lii yëfu caaxaan décision bi yëfu caaxaan dëggantaan la kon moo tax ñun ñuy wax jàngalekat yi buñ ko nangu tey buñ ko nangu ëllëg directeur buñ ko wax bu ko nangu ndax abus de pouvoir la kenn mënoo see sanctionné directeur dafa am responsabilité ci biir école te amul fenn ci texte bu ñuy naan diw moo war a yore classe diw moo war a yore classe
amul. kon directeur nañu am seen fulla pour intérêt élèves yi ñu jox classe yi ñi ko yellool ñi ko méngool ñu am profil boobu di wax parents d'élèves yi nag nañ jël seen matuwaay ndax ñii dañoo jóg pour yàq système éducatif te moom la niru nag dañoo jóg pour yàq système bi benn yoon. loolee di kaddu Amadou Bamba Ndoye nekk secrétaire national CELS originel ca beneen fànn ga CELS authentique ca Njaarim moom nag ñaawlu loolee la daal di def rawatina dogal gi nga xamante ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njàng bi ak njàngale bi moom moo ko daal di amal bokk na ci lii di classe CI CP ak CI2 ñu daal di ko jox jàngalekat yi nga xamante ne am nañ certificat d'aptitude professionnelle maanaam CAP Mamadou Sarr moo addu ci seen tur ñu teewlu ko Adama Ndiaye. tey dañu am mbetteel dañu am vraiment njàqare bi ñu gisee benn arrêté bu nga xamante ne ni ministre Mamadou Talla moo ko def bi ñu gisee arrêté bi aussi bi ñu ko càmbaree ba jàngat ko liñ ci gis mooy dafa ni léegi jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de l'élémentaire daf ci am ñoo xam ne dañu am diplôme CAP am ñu am diplôme CAP léegi mu ni nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo am diplôme CAP ñooñu ñoo yor classe yi nga xam ne mooy CI CP ba C1 ñoom nag nee nañ loolu liñ ci jublu mooy dañu jàpp ni léegi dañu war a def vers un enseignement de qualité te jàpp nañu loolu stratégie la bu ñuy jëmale ci loolu ñun ñi nga xam ne ñu ñooy les acteurs nekk ci école yi nekk ci classe yi ñu ne jàpp nañ ni loolu njuumte la njuumte bu rëy la ci nga ndogal bi nga xam ni ministre bi jël na ko ak ñi nga xam ne ñoo ko wër parce que bu fekkente ni jàngkat dañ ko recruter pour mu enseigner dans l'élémentaire qu'il soit titulaire du CAP ou du CAP bañ koy recruter jëluñu ko ni ko tel niveau ngay enseigner wala tel autre niveau mais c'est des enseignants de l'élémentaire et du préscolaire qu'il soit titulaire du CAP ou bien du CAP dañu jàpp ni aussi li nga xam ne mooy répartition classe yi amul koo xam ne nii yaa gën a mën a am jumtukaay yi pour tànn nit ki moo war a yor classe bi kurul directeur école bi ak son équipe pédagogique parce que ñun jàpp nañ ni jàngale bi ñuy jàngale muy aw yoon dépendrul ci diplôme académique bi nga xam ni wala diplôme professionnel bi nga xam ne moom la jàngalekat bi am parce que dañu jàpp ni jàngale bi dafa am lu ci jiitu dafa am assiduité dafa am engagement dafa am ay moralité dafa am expérience surtout te xam nañ ni jàngalekat yi nga xam ne ñoo am CAP bëri na ci ñoo xam ne tey maanaam rentabilité bu ñu am ak njariñ bi ñu mën a indil école ñi nga xam ne am nañ CAP ñu ci bëri mënuñu ko indi surtout que seetlu lañ léegi que ni jàngalekat yi génn yëpp juróomi at yu mujj yi dañuy génn ak seen CAP alors que am nañu def ñaar fukki at ci système bi am expérience vraiment am engagement nekk des enseignants modèles yàlla dogal na amaguñ CAP am na ñoom dañuy retraité sax te duñ am CAP donc yëngu ñëw rek ministre taxaw tey ni ko amul CAP doo jàngale classe bi ku am CAP mooy jàngale classe bi je pense que loolu décision la boo xamante ni jàpp nañu c'est une décision impertinente. di kaddu Mamadou Sarr di CELS authentique ca booba jamono itam waa G20 ñoom boo moytu fan yi di ñëw dinañ yëglu ndaxte dàquñ sax ba am ab lii di sit-in ca ministère de la fonction publique ñoom nag yéen bokk na ci yeneen action ya nga xamante ne dinañ ko am syndicaliste yooyu lu ñuy métti lu bokk na ci ñàkk a wekk ak it ñàkk a doxal yoon rawatina lii di ku ma am ndey ku ma amul ndey bu muy def ci wàllub jàngalekat yi loolee nag ñoom ci seen wàllu bopp jàpp nañ ne loolee dootuñ ko nangu benn yoon rawatina kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllub lu jëm ci seen acte ca fonction publique Mamadou Tamba moo nekk coordinateur national bu G20 ñu teewlu ko Adja Ndeye Marème Ndiaye. D'abord dinañ def benn sitting si fan yi néew maanaam dans 10 jours comme ça dinañ def benn sitting ministère de la fonction publique sitting boobu nag pour au moins ndax mbir mu lenteur administrative yooyu mu jeex sur imposition si rappel yi ak salaire yi ñu dàkk ko mu yem fi te encore également si li nga xamante ni mooy modification décret 74 347 bi ñu mën koo def ak ouverture de négociation inclusive si système de rémunération bi ak retraite à 65 ans et cetera donc bëri na ay poñ yi nga xamante ne moom lañu fas yéene affaire waxtaanee si sitting boobu bi ñuy mën a amal dans 10 jours. lu jëm ci wàllub ubbiteeg université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru conférence de presse bi nga xamante ne nag fas yéene nañ ko amal niki tey ji recteur bu UCAD ak directeur bu COUD loolee daal dinañ ko dàq ba jëmi jamono loolee nag lu jëm ci wàllub protocole yi ñu fas yéene woon nas nag rawatina jàngalekat yooyu ak nu ñuy def ba daal di fonk lépp lu jëm ci wàllub mesure sanitaire yi ci mbas mi loole naroon na ci àddu ca Sigicoor itam loole di ndoxteelu njàng beeg njàngale bi ci niki benn fan ci weeru septembre gi ñu dëgmal ci UFR yi ak science santé loole ñoo ngi ko fas yéene amal niki juróomi fan
ci maanaam yeneen faculté yi niki juróomi fan la ñu fas yéene ubbi lu jëm ci seen wàllub njàng bi ak njàngale bi. Établissement privé d'enseignement supérieur ñoom ci seen wàllu bopp itam jàpp nañ ne lépp yemb na ngir rek ñu daal di door njàng bi ak njàngale bi niki benn fan ci weeru sattumbar gi ñu dëgmal loole ki ko xamle bokk na ci ki yor kàddu yi CUDEPES di Daour Diop moom mi nga xamante ne nag lépp lu jëm ci wàllu mesure barrières yi ak it fonk la kër docteur daal di santaane ñoom dinañ ci sàllo ñu teewlu ko moom Daour Diop ak Xabsa Iliman Wan. waaw mën naa wax ne yemb na ndax reprise cours en présentiel école yu bëri commencé woon nañ ko parce que dañu am ay étudiants wala dañu am ay étudiants yoo xam ne dañu war a def examen d'état yi muy BTS muy infirmier d'état donc ñooñu xam ngeen ne commencé woon nañ depuis mois de juin en présentiel donc boobu ba léegi suñu école yi ñu ngi respecté loolu mesure barrières yi ci formation yi nga xam ne en présentiel la nga xam ne étudiants yi dañuy ñëw donc loolu lu nekkul lu bees pour ñun li ma ci mën a yokk mooy ñi nga xam ne dëgg la dañuy war a def licence ak master commencé woon nañu aussi boobu depuis lors li ñu naan formation en ligne formation à distance boo xam ne day continuer mais li ci des mooy à partir du 1er septembre officiellement ñu ci bëgg def ay cours en présentiel c'est-à-dire étudiants yi ñëw donc jël nañ matukaay yëpp pour que loolu mu mën a am waroon nañ ko déjà loolu je crois que jafe-jafe du ci am waaw matukaay yëpp incha allah danañ ko jël. dinañ ko jël matukaay yooye ñu àddu ci mbas mi li mu tey ji lu toll ci téeméer ak juróom-ñett nit ñoom ñoo ko amee bees ñeent fukki ak juróom-ñeenti kenn ci ñoom xamul fan la ko jëlee ñaari nit ñàkk ci seen bakkan am ñeent fukk ak ñett ya nga xamante ne dañ leen rawale niki bésu tey ji lu toll ci fukki junniy nit ak ñetti junniy nit yu toftal ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoom ñoo ko amee bi mbas mi duggee ci réew mi ba ndege si docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ñu teewlu ko. ci junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar test yi nga xam ne jot nañ ko def ci laboratoire yi téeméer ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñeent li ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne am nañ ñi doomu jàngoro ji waaye xamuñ fuñ ko jëlee ñooñu nag seen lim ni la tëddee Kaolack am na ci juróom Ziguinchor am ci juróom Nord Foire am ci ñett Pikine am ci ñett Tambacounda am ci ñett Tivaouane am ci ñett Fatick am ci ñaar Mbour am ci ñaar Nioro am ci ñaar Rufisque am ñaar Dieuppeul am benn Fass am benn Grand Dakar am benn Kédougou benn Kër Massar am benn Kolda am benn Mariste am ci benn Mbao am benn Médina am benn Ngor am benn Ouakam am benn Sacré-Cœur am benn Scat Urbam am ci benn Sokone am ci benn Thiès am benn Vélingara am benn Yeumbeul am benn ak Yoff am ci benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés niki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak ñett malade ñu nga ci réanimation ñaar a ñàkk seen bakkan bésu démb alarba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal jot na woññi fukki junni ak ñett ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent cas mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñetti junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak ñeent fukk ak ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal tamit ñi des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. Sud FM. fukki simili ak ñeent moo tegu ci juróomi waxtu ñu àddu ci taw démb yi rawatina yi biig foofee ca Ziguinchor gis nañ ne nag bëri na ña nga xamante ne ñoo ngi ci njàqare ndaxte nag taw bi moom moo nangu seen dëkkuwaay rawatina ci yenn quartier yi nga xamante ne bëri na lool ndox ma fa daldi wàcc ba tax ñoom ci seen wàllu bopp la ñuy tiit bokk na ci seen wàllu wér-gu-yaram ak it seen nekkin Ignace Ndeye. dëkk Colobane Fass jamono yi metti na lool askan bi fekk baax foofu ñu ngi jooy di sàkku wàllu taw yu bëri wàcc démb fii ci diwaan bi gën naa yokk jaaxleeg njàkkare askan bi fekk baax ci quartier bi Colobane Fass di quartier bi nga xamante dafa mel ni dafay dalal ndox yu bàyyeekoo ci yeneen quartier yi askan bi yeewoo foofu di jooy jamono yi
ci biir ndoxu taw bi sax la kenn ci kilifa yi Ansoumana Massaly di delluwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund. lii de am nattu la boo xam ne yàllaa ñu ko bii nattu la rek ça ne date pas d'un jour pendant combien d'années ñun ci lii la ñuy vivre wax nañu lu ne joxoon nañu lu ne amuñu benn wàll amul benn autorité boo ñëw nga xam ne mun nañu dimbale. te ndox mi mu ngi ci biir néeg yi. comme ça mu ci nii de yaa ko gisal sa bopp kay yaa ko gisal sa bopp nit nan la mën a dundee ci lii nan la nit mën a dundee ci lii yu bëri yi ñuy ñëw nii nan lañu mën a dundee nii nous sommes comme ça duñu tëdd benn nelaw bu kii da ngay jég sa xaale nga teg ko ci lal bi ngeen doog di xoolante ba bër set loolu ana kan moo ko ñaan ci yàlla nga tabax sa nekk lu gën a difficile encore lu ñu gën a métti kër yi yëpp fii la ñu nekkoon poste de santé bi la ñu déplacé ñu ne dañ fay de poste de santé ñu indi ñu fii ci Faroye kenn amuñu benn wàllu ñu bàyyi ñu fii mel ni bokkuñu ci commune di dund ak ndoxu taw mi ak yooyu bokk na ci seen wàllu wér-gu-yaram di beneen tiitange. ndox bi moom foofu fii moom kay nii rek lay nekk fii moom ba nawet du jeex te gis nga yooyu sax fii moom kay boo su ma nekk la xam nga boo demee hôpital te aussi nag xam nga vraiment yow yaay xalaat di ngay lekk nga nekk si yooyu itam boo jógee dem hôpital yi indi la ordonnance li ñuy def xanaa vraiment ñi daan li ñu mun a ñaan ñi ñëw ñu jàppale ñu rek parce que vraiment fii dafa métti trop li ñuy dundee si quartier bi xale yëpp feebar nañu fu mu toll nii. ñu ne déet soxna si di ko firndeel moom miy jóge woon sax hôpital ak doomam. waaw dafa métti kay. billaay de. moom hôpital la jógee. hôpital laa jógee at. ndax jot nañoo yëgle seen mbébét ak seen jafe-jafe kilifa yu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor laaj bi ni mel tontu bi amul benn laam-laame. kilifa yi wax nañu ba lu ne iñaat lu ne la ñu wax bal de loolu laa koy wax moom day defee ne dama koy tooñ ak yooyu suma kan la day man balant la mais lu ma koy ñaan waaw nee wàcc boo ñëwee taxaw ci tali bi xool taal sa oto dem mais ça ne règle pas la situation doo xam sa askan bi lu muy dund il faut nga wàcce ci quartier bi loolu laa koy wax tout le temps loolu laa koy wax. léegi lan moo ciy pexe. pexe kay xanaa jàpp ci yàlla nan la ñuy def amuñu benn wàll ñun suñu doolee da ko am ñun lan lañu fi mën a defar. ndox mi ci mbedd yi ci biir kër yi ba ci biir néeg yi ndax jot nañoo woo sapeur pompier. ban sapeur la ñuy ñaan ñun mënuñu déplacer sapeur boo leen wooyee du ñu ñëw il faut que ma am autorité boo xam ne mën na leen woo mu pressé la ñu ñëw xëccal ñu ndox mi. Colobane Fass di dund ak ndoxu taw bi di xaar ndimbal bi ñu gisul ak asamaan biy wéy di xiin seen njàkkare di wéy di tar. métti na yaa ko gisal sa bopp kay. yaa ko gisal sa bopp fan la ñuy nelaw mën ngaa tëdd ci biir ndox mi nelaw fan mën nañ vivre lii depuis kañ bu ñu déplacé ci bayaar ci réserve bi ba pare bu ñu indee ba léegi ñu ngi vivre ci situation bi lii xoolal rek ñaas xoolal. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye la leen xuri moom moo wokk waa Ndar foofee gis nañ ne itam lu mooy dem beeg dikk bi nu mu daal di tàggatémbe ndax ndox moomee moom moo ko waral ña amoon itam seen liggéey ñoom itam amut kenn ka nga xamante ne daal dina ci doxi rawatina foofee ca lycée bu Charles de Gaulle foofee la ndox ma daal di dajaloo ba tax sax épreuve physique yu BFEM yuñ ko fas yéenoo amal foofee dañ ko mujj yóbbu ca stade Mawade Wade Yves Tendeng. région bu Ndar tooyoon na xepp ci alarba gi ginnaaw ndoxu taw yu bëri yi wàcc ci diwaan gi li ko dalee ci suba si jëm ba ci guddi alarba jàpp alxames. muy ay ndoxu taw yi nga xam ne ni soppi nañu sax jamono ji xaru kanamu diwaan gi ndax taataa ndox yu bëri yi ngay fekk ci biir koñ yi rawatina ci biir yenn kër yi nga xam ne ni ñoo ngi ci ay gox yu fara inondé muy mbir bu nga xamee ni gàllankooroon na bu baax a baax dem bi ak dikk bi ci ñi nga xam ne ni ñooy askan wi rawatina borom oto yi ci kaw mbedd yi fi ngay fekk ba jamono ji ay taataa ndox. muy ay taataa ndoxu taw yi nga xam ne ni di nga leen fekk itam ci biir lycée Charles de Gaulle bu Ndar fi nga xam ne ni nangu nañ fa terrain de sport bi li ni mel moo waral sax njiit yu bile lycée daal di toxal épreuve physique yi fa naroon am ci lu soxal examen wu BFEM bi daal di ko yóbbu ci stade Mawade Wade bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Gambi Diagne mi fa yore kàddu gi. waaw ñun lycée Charles de Gaulle dañoo sas lépp lu nga xamee ne mooy examen yu mag yi wuy wàllu sport di yeneen xeetu examen. académie bu Saint bi fii la koy organiser ci lycée Charles de Gaulle waaye nag yëpp organiser nañ ko ren ji mu jàll ci jàmm ak salaam seulement démb li nga xamee ni moom mooy problème bi mooy taw bu métti bi nga xamee ni taw na ko démb fii ci diwaan Ndar ba terrain bi nga xamee ni fa la ñu war a defee épreuve physique yi terrain ba ci boppam dafa mujj inondé lycée Charles de Gaulle nag jëloon na ay matukaayam waaye nag jaam ak pexe yàlla ak dogal dañu gis ni terrain bi mënatul dalal ñi nga xam ne ñooy ndongo daara yi ci épreuve physique bu BFM bi si le IF bu Saint-Louis commune jël ay responsabilités am daal di toxal li nga xamee ni moom mooy jongante yooyu yóbbu leen fële ca stade Mawade Wade. jamono ji waa service bu météo bu Ndar daal di nañu xayma ci seeni jumtuwaay bi nekk ci Saint-Louis Bango lu toll ci juróom-ñeent fukki millimètres ak ñett ci wàllum ndoxu taw yi wàdd file biig ci àllarba ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM.
Yves Tendeng ñu àddu ci beneen mbir fii ci Ndakaaru Senelec daal dina génne lu toll ci 400 compteur intelligent foofee ñu daal di ko samp ca Gorée loole dañu bëgg rek askan wa fa ngir rek ñu daal di mën a sàmmal seen bopp ni ñuy daal di consommer lii lee di courant loole nag fas yéene nañ ko lawal fépp fi nga xamante ne daal di nañ ko yitewoo ci biir réew mi ñi ko xamle bokk na ci kilifa yi Senelec yi jàpp ne nag Gorée moom mooy phase pilote ñu ànd ceeg reportage Aïssatou Gueye Ba. ngir xam lan nga jot a consommé ci courant soxlatul ngay dem ba ca compteur ba ngir xool ko sa téléphone smartphone rek ngay tijji bu boobaa di nga xam lan nga jot a consommé ci courant. Gorée la Senelec daal di tàmmu ngir mu nekk gox bi njëkk am lii ñu naan compteur intelligent ab dispositif bu bees boo xamante ne dañ ko nar a rek installé fii ci Gorée. Pape Madame Bitey mooy directeur général bu Senelec. Gorée moom dinañ fi def ñeenti téeméeri compteur muy 400 compteur yoo xamante ne nii damay fàttali rek ne comme ni ma ko waxee amoon na fi déjà juróomi client Senelec yoo xam ne amoon nañ compteurs yi déjà mais ñooñu professionnels yi lañ bokkoon léegi nag danañ ko yokk ba nga xam ne dina nekk ñeenti téeméeri clients yu ñuy yokk mais ñooñu nag mooy client domestique yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kër gi. ay xarale yu bees yoo xamante ne am na avantage pour clients yi waaye itam dina gën a yombalal liggéeyu Senelec. léegi ci côté Senelec tamit ñun dinañu dimbale ba nga xam ne comme ni ko client bi di defee dootuñ soxla déplacé wu ci centrale système bu ñu toog au niveau de Senelec opérateur bi dina mun a xam ne compteur bii kat am na problème compteur bii kat soxla na type dépannage yi am na dépannage yoo xam ne nii sax foofu noonu mu toog mun na ko fa def donc muy njëriñ boo xam ne dina tax ba qualité de service bu ñu doon jox client bi dinañ ko gën a améliorer. beneen amélioration bi tamit ci côté Senelec mooy lu ñuy wax perte non technique yi nga xam ne ay fraude ak yooyu noonu yëpp dina ko améliorer ndaxte léegi compteurs yi am nañ xel ba nga xam ne lu ci nit bëgg a def loo xam ne bokk ci dina ko mën a signaler Senelec. ab xarale yu bees la waaye mu mel ni ñii fi dëkk rafet lu nañ ko bu baax maître Augustin Senghor mooy maire bu Gorée. léegi ñu ñaar tànnaat ñun dañ koy rafetlu nangu ko ànd ak ñoom ci projet bi di ñaan mu nekk réussite pour que ñeneen muñ ci roy ci yeneen localité xam ne Senelec li muy indi Gorée fii ak li mu bëgg a indi ci yeneen gox-goxaan yi ngëneel lay doon ci gestion problématique électricité muy lan ñun ñëpp ay borom kër lañu li ñu intéressé mooy payoor bu gën a woyof waaye aussi consommation électricité bu gën a baax. xarale yu bees yi nag naruñu koy yemale fii ci Gorée bu jotee dinañ ko rek tas ci Sénégal yëpp. loolu buñ ci paree ñu def test boobu nag ba pare après léegi dinañ jël affaire bi ñu yóbbu ko nag tas ko ci Sénégal yëpp tas ko ci suñu clients yëpp. Senelec nag jóge ci compteur classique ñëw ci compteur woyofal bi mooy bu mujj bu mu daal di rek jagleel askan wi compteur intelligent yi ñëw rek ngir gën a yombalal askan wi seen consommation ci courant. ginnaaw courant boobee ñu àddu ci wàccaayu tamxarit bi ñaari fan ci des képp ku nekk na nga ko fas yéene waajale aji Fatou Bari. Ashura wala tamxarit di bés boo xamte ne dafay màggal ne dugg nañ ci atu jullit yu bees yi Sénégal nag li koy fësal bokk na ci cere bi nga xamte ne dañ koy togg yàkkal ko mbokk yi xarit yi wala sax dëkkandoo yi waaye atu ren bi coronavirus bi tax na ba ñaari soxna yi duñu ci def lu ñu mënul. fi nga koy waaj rek mais waaju ndaw rek di nga togg rek. togg bu yem daal mais da togg comme ni nga daan toggee togg bu bëri lool. dañuy def lu simple li nga xam te ne daal mënul ñàkk loolu rek la ñuy jënd. coronavirus di am ay njeexital ci wàllu wér-gi-yaram waaye itam gafaka gi mu ngi koy yëg mu mel ni sax mbas mi di coronavirus moo tax ba lu bëri nar na soppi ci tamxaritu ren gi. ndaxte léegi nit ñi dañoo wàññi seen tànk ci kër dëkkandoo yeeg yooyu togg sa togg bu yem yàlla may ñu fekkee te tal ndax ndugg mi cher na marché bi. prix daal doy na waar daal. duñu jënd loo xam te ne nii lu inutile la parce que actuellement ak feebar coronavirus bi donc xam nañ ne dafa metti pandémie bi dafa metti financièrement pour famille yi. mu wute lool ak ñaari soxna yi ñu njëkk a waxal ndaxte borom kër bi nga xam te ne atam xaw naa takku moom nee na dara du ko soppi ci ni mu doon jëfee. jël naa yi ma war a jël lépp ba pare. tay naa sama cere ba pare. ndax lii ngay def nga xam ne ñun jullit yi ñoo ko moom mooy suñu at bu bees. waaye bu nekkee am na lenn loo xam te ne ñoom ñëpp juboo nañ ci moo di ne faaw ñu topp li ñuy woowee geste barrière yi bu ñu bëggee muccal itam seeni njaboot. jël say matuwaay jël sa masque
bañ di bombo ak nit yi. yenn parents yi nga xam te ne fu sori lañ nekk dañ leen daan yàkkal et surtout ñu xam te ne ni ay mag ñoo fa nekk donc cette année li ñu décidé mooy leen yóbbul yàq bi parce que dañuy éviter lu bari di déplacer wu di dem di leen gis ak yooyu ndax feebar bi parce que ay nit ñu sensible lañ xale yi ñoom tamit duñu dem taajaboo nit ji dañuy toog ci biir kër gi. muy bés boo xam te ne dañ ciy saafonte waaye itam joxe ci teranga Tamxarit doonoon na bés boo xam te ne ñu bëri dañ ci daan joxe teranga rawatina cere ji nga xam te ne dañ koy yàkkalaate waaye atum ren bi nar naa wuteeg yi fi nekkoon ndaxte coronavirus moo fi jaar. Aji Fatou Bari ku wax cere nag wax ganaar loole njóobeen yi yite woon nañ ko lool na seen xel dal ndaxte ña ca yëngu jàpp nañ ne nag lii la di jaayi ku fa dem di nga am ginaar donte ne sax mbas mi nekk na fi kii di Amadou Mokhtar Mbodj moo xamle loolee ñu teewloo koog Mame Diarra Da Silva. filière bi nag dafa amoon ay jafe-jafe yoo xam ni pandémie bi moo ko indi woon wante teewul aussi acteurs yi préparé wu nañu pour mettre donc suffisamment de produits sur le marché. jafe-jafe yi li ko indi woon moo doon hôtel yi nga xam ne dañ tëjoon fête yi nga xam ni donc annulé woon loolu taxoon na ba donc ñu amoon jafe-jafe pour jaay suñuy ginaar loolu nag indi woon na ay perte yu bare si acteurs yi. mais yéen a ngi dalal xelu consommateurs yi. mais bien sûr donc dina dalal seen xel et puis maa ngi sa profité si occasion bi pour donc ziare pour donc baalu ak donc consommateurs yëpp et c'est donc at bu bees bi. xibaaru bitim réew. xibaaru biti réew yi xanaa rek ñu dem ca Mali gi ñu dendal foofee nag jàpp nañ ne kii fa nekkoon njiitu réew di Ibrahima Boubacar Keïta waaye takku der yu ko tegoon loxo mujj nañ ko bàyyi ni ki biig ba fi mu ne nii nag dem na foofee nga xamante ne moom mooy këram ca Bamako kon nag kii di Ibrahima Boubacar Keïta bàyyeekoo na ci camp bu nekk ca Kati ñu yóbbu ko foofee ca Bamako ñi ko xamle di comité national pour le salut du peuple mi nga xamante ne nag moo ngi ko jaarale ci xarala yu yees yi di page Facebook am ci boobu jamono itam doomam sax di Karim Keïta moom nag jàpp nañ ne mujj na génn foofee ca Mali ba dem daw làqu ca réewum Côte d'Ivoire. jërë ngeen jëf mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ak wax sa xalaat ci kanam tuuti bu juróom-ñeenti waxtu jotee ñu baamuwaat ko laata loolu bu juróom-benn waxtu jotee soxna Marie Rosalie Ndiaye dina ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu bàyyi leen Sud Nutrition wutu ñu ci toogu wi ak yite waa service commercial ngeen ànd ci ak Alassane Thioune.